li yéen kay xëy tey ñu ànd ceeg Mouhamed Salimou Ba. dal leen ak jàmm Sénégal Covid-19 bi mi ngi ko commencé sonal waxati ko sama naataango yi ne waxati ko ndaxte ku nekk gis na troisième vague bi nu mu mel tey jii sama naataango bi di l'Observateur ne waxal kawo ndaxte ci ñetti fan Sénégal enregistré 1000 cas junni cas yoo xamante ni yu bees la sama naataango ne yokkal ni Dakar épicentre de la maladie daanaka toujours moo jël raw gàddu gi sama naataango ne am na sax ay spécialistes yoo xamante ni nee nañ fu mu toll nii rassemblement dañ ko war a interdire waaw Libération jël parole jox kii di docteur Badara Ly nekk directeur centre des opérations d'urgence sanitaire moom mu ne augmentation cas yi jaaxal na ma 100% la waaw 100% yoo xamante ni man daanaka gisuma ko woon ci 2 dernières semaines yi 58% maladies yi daanaka nag am nañ 15-44 ñi doon wax ni jeunes yi daanaka Covid bi defu leen dara nañ def attention ndaxte variant bi ñëw nii aaya na ci gune nu mu leer nañ 15-44 ans am na ñu bëri ñu ngi ci réanimation tango bi di laas ne loolu met ndaxte ku nekk gis na 500 personnes daanaka lim nañ ko ci 24 heures ci benn fan sama naataango bi journal Les Échos ne ci conclusion kay nañ waxal ci gàttal kay troisième vague bi mi ngi fi même bu fekkee ni ñu ngi koy bañ la troisième vague est bel et bien là nañ ko waxante dëgg looloo am sama naataango journal Quotidien ne problème bi yëpp variant yi la de looloo tax tey jii Covid-19 wulle ñaa ci Sénégal sama naataango ne Sénégal moo tax sa mi ngi préparé wu ngir xool naka lay implanté ci Diamniadio benn usine bi produire vaccin dès 2022 inchallah ñu mën ko produire fii ñu mën ko exporter itam sama naataango ne lancement projet bi am na démb waaw gouvernement bi ak yeneen partenaire sama naataango yor ni usine boobu nag dina am daanaka capacité de production 25 millions de doses mois bu ne dina ko génnee Vox Populi jël parole ne loolu moom gàcce nga la ma ndaxte Sénégal day nekk premier pays africain boo xamante ni dina produire boppam ay vaccin Institut Pasteur ñu xamee ko ci liggéey boobu bu am solo boobu sama naataango bi di journal Source A biñ ko laajee loolu yëpp lan la ci gis mu ne man lii daanaka sax man ree la may jàppee ñu laaj ko lan moo tax mu ne yow Sénégal gi troisième vague mi ngi lay lotta mi ngi lay sonal amoo vaccin fu mu toll ni vaccin yi jeex nga ne da ngay defar vaccin 2022 doo lijjanti lii d'abord balaa ngay dem 2022 moom lii lan la lii jaaxalu la bu leen jaaxalul man jaaxal na ma sama naataango bi di journal L'Observateur continue moom ne attaque armée yi jaaxal na ko ci réew mi waaw ndaxte ku nekk gis na démb attaque armée ay bandits sookeeku fële ci hôtel Relais bu Tambacounda sama naataango ne am na nag benn commando boo xamante ni daanaka moo lancé assaut bi dafa dugg foofu gaañeen ni jël xaalis caxat-caxate bureau directeur bi ci ñaari semaines yi ñu génn nii daanaka lii mooy deuxième attaque ndaxte ku nekk gis na base Artsky band yi jotoon nañ ko attaqué sama naataango ne beneen attaque amati na ci Mali waaw ay sénégalais ñu gaañ leen ay militaires yi nekk ci MINUSMA sama naataango ne suñu jàmbaar yi jot nañ ci gaañ ñeent militaire ñetti am ay fracture kenn ki am ay contusion beneen attaque bi am fii ci Dakaru daanaka révolte population yi nekk Pikine Est daanaka dañoo mer seen maire waaw kii di Abdoulaye Timbo waaw ndaxte seen quartier yëpp ay ndox yu bon waaw ndox yu douche ndox yu bon yoo xamante ni kenn mënu ko gérer moo tax ñu mere kii di Abdoulaye Timbo démb nag sama naataango bi di waa Grand Place ne génn nañ bloqué daanaka circulation bi ñu taal ay pneu ci axe Texaco police Thiaroye nee nañ bëggatuñu Ablaye Timbo ak Issakha Diop dañoo bëgg sa nguur gi audité ouvrage d'assainissement ONAS def foofule daanaka ñoom gisuñu njëriñ boobule ñu ngi ñaax nguur gi nu mu gën a gaawee mu jóg ci problème boobule ci journal Le Soleil nag kii di Omar Pène wax na xam ngeen ni moom góoru Banna Ndiaye génn na album bu bees waaw album bu juróom-ñeenti titre sama naataango bi Soleil bi mu waxtaanee ak moom laaj ko moom kañ lay arrêté woy ndaxte commencé na jël âge question boobu de neexul tontu waaye nag lu ma lay wax mooy aussi longtemps que j'aurai ma voix tant que sama baat bi mi ngi continuer di wër ma am kattan gi dinaa woy loolu laa xam na ñu jeexal ak sport record ne kan moo nar a jël coupe de rugby kan moo nar a kon gagné coupe boobule sama naataango ne final bi suba la diggante Italie ak Angleterre Stade Quotidien ne ndax dina nekk deuxième titre pour Italie wala sacre historique pour Angleterre nu mënta mel kon ñaari équipe yi kenn yóbbalul keneen ki dara sama naataango bi di journal Les Arènes jox parole nag ci wàllu làmb ji entraîneur boxe
kii di Modou Lo xam ngeen Modou Lo dafa war a bëree ak Ama Baldé entraîneur Modou Lo nee na Ama Baldé na préparé ndaxte ñoom xam nañ faay Ama Baldé bu toll ni ñoom xam nañ fuñ koy bettee xam nañ ko fuñ koy téyee daanaka ñoom xam nañ benn style de bagarre la boobu maîtriser nañ ko xam nañ ko léegi nag bu ko indee ñu dóor ko ci suuf mu gën a gaawee loolu la kii di coach Modou Lo wax sunu lam ne face to face diggante Balla Gaye 2 ak Bombardier mën naa tàngoo ne dina am suba ci dimanche ki waaye nag source nee na cette fois-ci moom sécurité bi bëgg nañ mu mat sëkk ndaxte jot nañ mobiliser lu bon téeméeru policiers yoo xamante ni nañ leen di mobiliser ngir ñu mën a kon a def liggéey boobule jërë ngeen jëf. benn pàcc kon ci jullit yi nekk fii ci suñu réew ñoom danañu amal kon tabaski bi ñaar fukki fan ci weeru juillet bi ñu dëgmal commission d'observation du croissant lunaire ñoom nag démb gisuñu nee nañu weer wi waaye la ca topp nag mooy dimanche moom mooy bés bu njëkk ci weeru tabaski bu ñu sukkandikoo nag ci coordination des musulmans du Sénégal xeex ba ñuy xeex coronavirus Sénégal dana rek daal di mën di defar ay vaccin wu boppam la ko tàmbali 2022 ndax am na usine bu ñuy rek daal di dalal fii ci Diamniadio ña ngi koy daal di tabax lu jëm nag ci usine boobu mën na rek daal di defar lu toll kon ci 300 kon millions ci ay doses at bu nekk violence ñu nemmeeku woon maanaam fitna foofee ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru étudiants yi ñu rek daal di teggi daan ñoom nag dañoo daal di dàq lépp luy dogal bi jógee kon ca conseil de discipline dañoo jàpp ne loolee nag dafa daal di diis ci ñoom moo tax ñu rek daal di dugal ab këyit bu ñu duggee kon ab recours sanction bi dañoo jàpp ne dafa diis kon ci seen ndond ñoom nag daal dañu seetal seen der ba mu set wecc tàggat yaram ci ñaareelu pàcc xibaar lay doon ak Abdou Diouf Junior li yéen kay xëy tay Mouhamed Alimou Ba Abdoulaye Diop mu féetee ci technique bi ci micro bi Dieynaba Seydou Ba. di leen dalal ak jàmm ci studio Eva Mbaye bu rajo Futur Média xibaaru suba si ñu tàmbale ko ak coordination des musulmans du Sénégal ñoom nag dañoo fësal ne danañu màggal lii di tabaski ñaar fukki fan ci weeru juillet bi ñu dëkkmal bu ñu sukkandikoo nag ci ña nekk ci commission d'observation bu croissant lunaire ñoom imam Omar Sall ak ñamu àndal nee nañu nag weer wi gisuñu ko démb waaye ak la mu ci mënti doon dimanche moom mooy bés bu njëkk bu weerub tabaski ñu déglu kon imam Serigne Talla Diop bokk ci commission observation bu croissant lunaire. séntu nañu weer bi ci turu coordination des musulmans du Sénégal commission bi saytu weer wi séntu nañu ko ci biir Sénégal ci mboolem 14 régions yi en même temps gëstu nañu ko ci Afrique ak ci àdduna bi yépp mais amuñu benn xabaar bu wane ne weer bi feeñ na tey loolu moo tax dañuy matal suba fanweereelu fan. Dimanche nekk premier jour ci weeru tabaski kon tabaski bi fas nañ ko yéene amal mardi 20 juillet mooy nekk bisu tabaski bi incha allahu taala. ci wàllu woowu sax ci wàccaayu tabaski yeeg yi ni mel la ñu nemmeeku nag mooy embouteillage bi bari na loolu fii ci Ndakaaru ndaxte ñi nga xamante ñoom ñoo yori oto dem ak dikk gi daat na métti loolu ci ñoom ndaxte foo tourné ci Ndakaaru daanaka day fees tepp am na sax ñenn ñu nga xamante ni neñ wàccaayu tabaski bi moom moo ko rek daal di waral waaye ñeneen ne lu njig njaaga rek ñay yor wàllum circulation beeg yi ni mel ñoom ñooy njaag ndaxte seen liggéey lañu rek daal di deful reportage Angelina Gomis ci Castor ak la ko wax. ci rond-point Castor nag embouteillage bu métti lañ fa daal di nemmeeku dawalkat yi ku nekk di xool naka liy jéem a eggee fu mu jëm loole moo dal Ismaïla Fall moom depuis 4 heures moo ngi ci embouteillage yi suñu sukkandikoo ci moom nee na oto yi dafa mel ni ñoo ëpp nit ñi. métti na ak veyu fête beeg yëpp mën nga def benn trajet mën nga def plus de 30 minutes trajet yoo xamante ne même pas 15 minutes nga ko waroon def mooy loolu moi j'ai l'impression que oto yi ñoo ëpp nit ñi. mu ànd ak doomam ci biir taxi Ibulaay moom nee na takk der yi ñoom ñoo defut seen liggéey. feet yi moom comme chaque année da ngay gis ne maanaam embouteillage yi répétitif te dafa am ay check point yoo xamante ne fépp forte influence bi fa lay concentré policiers yi sax duñu concentré yu ñoom it si liggéey bi parce que ñoom dafa mel ni au lieu ñu xool circulation bi mais fu mu toll noonu seen bopp sax la ñu gën a nekkal si tali bi donc loolu nag da si joué feu rouge aussi yu ville de Dakar aussi marché wul waaw da sa fekk yooyu yëpp suñ ko boolee oto yëpp bokk même direction ñëpp Dakar lañ jëm c'est que day répercuté aussi lii lu mel noonu la ñu nemmeeku ci rond-point OMVS
mu toog ci biir taxeem chauffeur bi nee na daanaka lii lay dund saa su nekk. amagul changement boo xam ne daal jar na jooy wala métti du daal xam nga événement moom du mën a ñàkk mu am wute tuuti ak lu dul événement loolu daal laa ci gis man waaw pour man daal embouteillage bi ma gisagul daal daanaka moom du fi neen benn la. jamono ji nag tali Ndakaaru yi daal dinañoo bloqué looloo tax ñenn ci chauffeur yi di ñaax nguur gi mu daal di yokkaat tali yi nga xamante ne embouteillage yi fan la ñuy ëppee rawatina jamono ji nga xamante ne ñoo ngi waajal tabaski. 8h jot na ba teg juróomi simili. RFM rajo askan wi. Sénégal ci ñetti weer yu njëkk ci atum 2022 dana kon tàmbali di defar kon li nga xamante ni moom mooy vaccin bi daal di xeex lépp luy coronavirus am na ab usine bu ñu rek nar a dalal ñu ngi koy sax daal di tabax ci jamono ji foofee ca Diamniadio daanaka projet bi démb lañu ko rek daal di lancé lu toll nag ci ñaari téeméeri kon million ci xaalisub euro ca la rek loolee la nara jar ci leneen ci xibaar jàppaleen na ñetti téeméeri million dose danañ ko rek daal di defar at bu nekk Mouhamed Diop. bés la bu màgg ci réew mi docteur Amadou Alpha Sall directeur bu Institut Pasteur méngale bés bi ak loo xam ne taarix dina ko fàttaliku. bés bu màgg la tey jii ndax tey daal dina ñuy fekke lancement projet boobu nga xam ni ci la ñu war a defaree yooyu ko vaccin loolu di wane rek taxawaayu Union africaine waaye tamit taxawaayu njiitu réew mi Macky Sall. et la volonté politique du président de la République. site bi war a dalal usine bi am nañ ko ba noppi ca Diamniadio ci liggéey sax tàmbali na ñu ngi wéy nag di wut xaalis bi nga xamee ne moo war a dugg ci projet bi lépp war a toll ci 200 millions d'euros. Thierry Breton commissaire Union européenne bokk ci partenaire u projet bi. ci lu gaaw dinañ dugg ci ñaareelu ko phase projet boobu loola ngir ñu mën koo àggale Europe daan ci fës lool ñoo ngi wax sax naan lu toll ci fukk ak juróom ci ay millions Union européenne dina ko ci def waaye boo boolee réew yëpp lañ cay dugal loolu moom moo ëpp am na yeneen i partenaire nag yu ci demee ni États-Unis ñoom tamit dinañ ci dugal seen loxo lu toll ci ñetti téeméeri kër liggéeykat ñoo ci dugal seen loxo ngir ñu am lu toll ci ñetti téeméeri millions ci dose ci wàllu ñax. On parle de 300 millions de doses par an. première phase bi nga xam ne jamono ji ci lañ toll am nañ fukki millions ak juróom benn ci euro ministre bu économie bu réew mi di Amadou Hott jàpp ne am nañ yaakaar ci ñaareel ak ñetteelu phase yi nga xamee ne lépp mode fast track lañ koy amalee. li président wax nag mooy année prochaine au plus tard avant mois de juin dina fekk Sénégal war a mën a commencer produire vaccin. Sénégal di produire ay vaccin Covid ci weer yu njëkk ci atum 2022 gannaaw nag li ñu war a ñàkk ci biir réew mi li des yëpp dañ koy exporter ci yeneen réewu Afrique yi nga xam ne soxla nañ ko. leneen ci xibaar ci cérémonie bi itamit mooy lu jëm ci wàllum vaccin ak yenn ci ay jafe-jafe yi ñu rek daal di nemmeeku ci rupture de stock yeeg yooyu joriñ ñu dénk wàllum koom gi di Amadou Hott di dalal xel yi ne nag lépp dana normal filek kon ci ay fan yu rek néew ndaxte danañu rek daal di commandé waat lu toll kon ci ñetti téeméeri junni dose yu bees ne nag ca la bu ñuy xool itamit ci weer yi ñu dëgmal Sénégal dana commandé lu ëpp juróomi million dose vaccin ba ñuy duppee kon Johnson & Johnson loolee nag gouvernement bi moo koy rek daal di amal Amadou Hott ñu déglu ko ci micro Mouhamed Diop. C'est vrai que fan yi ñu weesu gis nañ ay cas de Covid-19 mu yokku très rapidement. moo tax population yi ñu ngi leen di ñaan gouvernement baa ngi leen di ñaan na ñëpp respecter geste barrière mais surtout na ñëpp dem vacciné wu na ñëpp dem ñaxu vaccin yi c'est vrai que temps yi gis nañ tuuti tension rek mais loolu day jeex presque fan yii di ñëw ndaxte dinañ recevoir 300 000 doses mooy ñetti téeméeri junni doses France jox nañu téeméeri junni ak juróom benn fukk ak ñeenti junni dose yéen ko jot tam fan yi États-Unis tam presque lu tolloog loolu aussi Sénégal nag def na commande ferme juróomi million ak ñetti téeméeri junni dose yoo xam ne dinañ leen commencer jot à partir de mois d'août ñu commencer ñaari téeméeri junni dose fii nag ba année prochaine chaque mois dinañ jot ay dose mooy bu Johnson & Johnson mooy bi nga xam ne benn yoon kese lan lay ñàkk après lépp sotti donc ñu ngi leen di ñaan na ñëpp respecter geste barrière yi.
ci waxtu woowu nag jàpp leen ne coronavirus lim gi ñi ci koy rek daal di am ci fan yi nag ma ngay gën di yokk bés bu ne ci kanam bu 10 heures jotee dinañu rek xaar docteur Mamadou Ndiaye moo xayma waat lu kon tukkee ci feebar bi waaye dama koy faral di waxee saa su ne ñu respecté kon geste barrières yi sol masque woo xamante ni day muur ba kenn muur itamit gémmiñ gannaaw coronavirus bi dañuy dem nag ba Ndar waxtaane nag lu jëm ci bac technique bi nga xamante ni moom moo amul foofu ca lycée André Pétavin jàpp leen ne amul kenn ku daal di am ca série G ci kon fukk ak benn candidat libre ya fa amoon amul kenn kon ku ca rek daal di am bac G boobile waaye ci yeneen série yi nag am na nag résultat yu baax ñu fa rek daal di nemmeeku ci xayma ci téeméer goo jël juróom ñett fukki ak ñett daanaka am nañu bac Mouhamed Nabi Silla ci jury 1548 bi nekk ci lycée technique André Pétavin mu aju woon ci bac technique bi résultat yu baax lañu am ci bërëb bi suñu dégloo kàddu yu jógee ci ngóor bopp mi ne président jury bi muy xamle ni amul kenn ku jàll ci fukki candidat ak benn yi nekkoon ci bërëb bi. amoon nañ fi ñaar téeméeri candidat ak ñeent fukk ak ñeent am nañ ci ñeenti série STEC ñaar téeméeri candidat la woon am nañ ci ñaari absent juróom ñeent fukki candidat ak juróom yi jàll nañ. bu dee nag série G bi aw nañ ci ñeenti candidat benn candidat bi absenté mais fukki candidat yi def yëpp kenn jàllu ci. résultat bac yi lee ñu envoyé ko ci SMS nëbbul benn yoon mbégte woo xam ni candidat yi am nañ ko. bac ren bi moom jafe woon na loolu pour ñu am ko mais ñu ngi sant yàlla bu baax bi ñu ko yàlla jagleelee. gannaaw ba ñu jàllee seen l'examen bi. day sebe Camara kontaan naa trop kay sant yàlla bu baax a baax. par message la ko jot damaa toogoon nii ñu wax ni 3 heures ñu toogoon doon xaar par la suite sama téléphone si la sonné si laa xool fekk ma admis yuuxu naa fi yëpp. ci ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróomi candidat yu doon def bac technique ci lycée André Pétavin juróom-ñaar fukk yi di dellu si ci épreuve deuxième tour ngir mën a seetantal seen examen bi lee RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Silla ñu ñëwaat fii ci Ndakaaru waxtaanee fitna ga amoon foofee ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru yenn ci étudiants yu ñu rek daal di daan ñoom nag nee nañu mënuñu ko rek daal di nangu maanaam bi de dogal ndaxte dañoo jàpp ne daan leen teg kon dafa daal di mitti lool ci ñoom tax nag ñu daal di décider yóbbu ab këyit ba ñu woowee recours ngir ñu yoraat kon dogal googile démb lañ ko xamle gannaaw ba ñuy janoo ak taskatu xibaar yi Ndeye Mati Dienga. jërëjëf Serigne Touba Mbacké Ndiaye mooy mennum étudiant mi nga xam ne dàq nañ ko giiru dundam ci université Cheikh Anta Diop loolee nag ginnaaw yëngu-yëngu yi nga xamante ne jotoon na faa am ndongo bi nag di weddi tuuma yi nga xamante ne teg nañ ko ci kawam. daf ci am yu bare yoo xamante ne si dañ koo teg sama kaw te laaleew ñu ci taxeew ñu ci benn boor muy micro bu ñuy këf ci professeur ñu ne loolu man maa ko def ay waxu kasaw la yu ram ba yegg ci autorité bu mag yëguma fekkeew ma pour preuve vidéo yi ñi ngi circuler dañu ma woo yaa envoyé doyen bi message ma ne ko doyen baa ngi nii toog téléphone am sama numéro mënu ko see génne musuma ko envoyé message musuma ko menacé ci nature bu mu mënti doonee. ndongo daara bi tolloon ci ñaareelu atam ca faculté du droit di dëggal ne daan yi nga xam ne teg nañ ko ci kawam dara waralu ko lu dul fa mu bokk ci wàllum politique ak wàllum syndical ci noonee sax dafa nar a def recours lu ko yoon may mu daal di koy jël. mel la bokk maanaam PDS def nañ recours administratif di xaar lan lay joxe bu ko kiiwul on va attaquer la deuxième chambre de cour suprême pour def recours pour excès de pouvoir. Sidi Diop moom it di ndongo daara tolloon ci master 2 ci droit public ca faculté des droits ñu dàq ko moom it ngir juróomi at muy woo kilifa yi ngir ñu àddu ci. ñu ngi interpeller toutes les autorités universitaires toutes les autorités je dirais même sénégalais à ce que vraiment ñu xoolaat décision bi nga xamante ni jël nañ ko. lim gi yëpp kon war a toll ci juróom-ñett fukk ndongo daara ak juróom-ñeent yoo xamante ne commission de discipline bu université Cheikh Anta Diop daal dinañ leen di dàq loolee nag ginnaaw bi ñu yeewee fitna ci boobee daara bu kawe. gannaaw ba 8h jotee ba teg fukki simili ak ñeent yéen a ngi ci xibaar yi RFM xibaaru suba si ñu dem nag ba Louga xam ngeen ne président Macky Sall dana fa nekk tey jii ci samedi ji moom njiitu réew mi nag dafa fas yéene daal di inauguré usine ba ñu duppee KMS 3 bu kër Momar Sarr waaye nag déjà liggéeykat ya fa ne ñooñu nga xamante dañoo jàpp ne ñoom ay bénévole lañu maanaam liggéey te kenn du leen fay ci wàllum hydraulique ñoom nag nee nañ ku moyul danañu rek daal di indi ay jafe-jafe ci cérémonie bi la ko waral nag mooy dañuy sàkku ñu teg leen ci ay conditions yu wóor ngir ñu mën a def seen liggéey na mu waree.
ci xibaar leneen ñu dem ba Fatick ka jiite taxawu Sénégal di Khalifa Babacar Sall ñu koy xaarandi tey ji ci samedi ji foofee ca Fatick ngir mu teewee meetingu nouvel élan au unitaire donc pour Fatick 9 nekk ab mouvement bi nga xamante ni dañ ko daal di taxawal ngir gën a mën a ñoŋal commune Fatick candidat au mouvement boobu nag ak changement coppite la bëgg kon ci diwaanu Fatick nee na ci fukki at amul lenn ci ay béréb yu ñu rek daal di tabax ngir askan wi mën kon di ci jëfandikoo ak lu jëm nag ci wàllum xëyu ndaw yi jafe-jafe gi mu am tax nag mu bëgg ko rek daal di saafara moom Mate Codé Ndiaye janoon nag taskatu xibaar yi démb Aminata Goudiaby. Mate Codé Ndiaye ci coalition taxawu Sénégal bu Khalifa Sall la bokk waaye nag candidature am ci mairie bu Fatick nee na ñi ko ci jàppale ay ndaw la yu nekkee ci parti politique yu bëri yoo xam ne sax APR ci la bokk. groupe jeune yoo xam ne dañoo daje def benn mouvement ñu ne ma dañoo bëgg nga jiital mouvement bi ngir nga nekk suñu candidat ci mairie Fatick. moom nag li waral mu bëgg a nekk candidat ci élection territoriale yu 2022 yi nee na dafa bëgg ab changement ci Fatick ndaxte nee na Fatick ba léegi dafa bëri ay jafe-jafe yu fi nekk. représenté Fatick xeexal Fatick dafa mus a nekk sama xol. kër boo dugg liñ lay wax mooy dëkk bi moom ñi fi nekk bu ñu leen fi tegee ba léegi amul dara luñ fi soppi. lenn daal la ñu xam ne soppeeku na mooy seen kër yi ak boulevard bi ñu fi tabax nga xam ne ñoom ñoo dëkk autour. nee na nag ci diiru fukki at benn infrastructure bu am solo tabaxuñ ko fi te nee na li gën a metti sax mooy ñàkku xëy mi ci ndaw ñi dafay wéy di am solo te loolu mu jàpp ne du dëgg du yoon. ne xar kanamu dëkk bi gëj na changé bi nga xam ne président Abdoulaye Wade defoon na fi programme am yenn tali yoo xam ne moo ko fi def assainissement yi nga xam ne moo ko tàmbali woon boobu ba léegi amul dara lu fi soppeeku donc équipe bi fi nekk fukk at ba léegi defuñ dara Fatick yàgg nañ fi ne dina am usine bu nar a ñëw def ay mbiskit waaye ba léegi gisuñu usine bu fi taxaw. moom mi nga xam ne nag candidat la ci mairie bu Fatick xam na ni du yomb ci moom waaye nee na askanu Fatick nañu xam ne lii ay élection locale la yoo xam ne ñoom ci seen biir ñoom ñoo war a tànn ku leen war a jiite moo tax nag ñu war a xoolaat bu baax ki nga xam ni moom la ñu gën a wóolu. Aminata Goudiaby Fatick RFM. xibaaru tàggat yaram 8h jot na ba teg fukki simili ak juróom-ñaar ñu ci dalal Abdou Diouf Junior. jërë ngeen jëf ci déglu bi dal leen jàmm ci seen xibaaru tàggat yaram yi sport weekend dañu koy door rek wàllu football ak ndam lu njëkk lu Sénégal ci li nga xam ne moo di Coupe d'Afrique des Nations bu minu foot gaynde yi dañoo daan ñi di waa Zambie 3-2 muy jongante boo xam ne ñu ngi ko amalee foofe ca Ibadan fa yëf yi di amee di ca Nigéria di ngeen ci dégg ci suñu yeneen jiitaay xibaar yi Cheikh Tidiane Diagne mi ñu yebal foofule ci wàllu tournoi Kosafa ñoom tamit dañoo daan waa Mozambique 1-0 ñoom doomu Sénégal yi muy score boo xam ne kon tax na ñu dabu la ñu ñàkkoon ci jongante bu njëkk ba seen digganteeg Namibie la woon 2-1 seen match bii di ñëw nag seen digganteeg Zimbabwe lay doon le 13 juillet international Sénégal bii di Boulaye Dia moom jëm na ca wàllu Villarreal suñu sukkandikoo ci yenn ci média yi attaquant bu Reims bi nekk ci Ligue 1 bu France moom am na 20 at ak ñeent bi mu footballee ba at mi jeex ci wàllu championnat bi ñu génn football na lu toll ci 36 match fukki but ak ñeent dugal na ko ci saison bi le moom Boulaye Dia 24 bëccëg bi ci wàllu Ligue 1 bu Sénégal tey ji ci samedi bi lay door ak stade Ngalandou Diouf ki jiite yëf yi di Teungueth FC mooy dalal stade de Mbour ca stade Fodé Wade Jambar AS Pikine lay doon la cay topp ëllëg ci dimanche ji Ndiambour ak Gorée Douane Génération Foot Jaraaf Casa Sport di ab classique Mbour Petite Côte ak Seneps lay doon Ñaari Tali dina dalal waa Dakar Sacré-Cœur ñoom waa Ligue 2 itam daañu soobu ci yëf yi 24 bëccëg bi ci samedi ji Thiès FC ak Uzo lay doon Linguère jëli bagaasam dem ca Duc ngir laaleek moom la cay topp dimanche ak altine lay doon ci wàllu Ligue 2 bu Sénégal match de gala amoon na démb match xaritoo boo xam ni dafa dajale woon ay anciens internationaux football ci Sénégal ak yeneen ñoo xam ne fësoon nañ lool ci wàllu football ci réew mi ñu doon sargal Abdoulaye Diaw mu amee woon ca stade Alassane Djigo foofee nag émotion bari woon na fa suñu sukkandikoo ci suñu correspondant bu ñu teewal ca Pikine di Ndongo Ka. Pape Ndiaye nekkoon joueur bu ñaay bu Pikine tey nag mu daal dee takkaat godaas yi ngir nag sargal kii di Ablaye Diaw. koo xam ne dama ko yàgg suivre ci sama carrière ñun bu ñu doon seetaan télé amuñu ay kii yu baax ci télé bi dañuy jàpp rajo déglu Ablaye Diaw. moom nag moo dugal ñaareelu but
bi daal dee tax ba sélection bu Pikine daal dee gagné sélection bu ancien joueur yu Dakar. di kontaan tamit dugal ci benn bi ci mémorial bi boo xam ne ay fàttaliku la. Pape Siré Dia tamit joueur bu Jaraaf la woon mu daal dee football tamit ci sélection bi daal dee jóge Dakar. boo demee bay joué benn match boo xam ne dañuy sargal Père Laye Diaw nga bokk si match bi loolu da ngay sant yàlla parce que Père Laye Diaw du n'importe qui dans le Sénégal. but bu sélection bu ancien joueur yu Dakar moom nag moo ko daal dee dugal mu ni nag bëgg na loolu ci joué gi le match rawatina bi mu ko defee nag ànde ko ak ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ay royukaayam. tey ñi ma doon rêvé doon daw jàng di leen seetaani entraînement muy ay ñoom Amadou Diop Boy Bandi suñu président Seck ay ñoom Roger Mendy ñoom Père Bokar Sallokot tey nga dem ba ñëw di joué ak ñoom mais def naa loolu man en tant que Pape Siré Dia damay sant yàlla damay wax alhamdulilah di kontaan si bés bi. Moussa Badiane moom tamit ancien joueur bu Jaraaf la. am na occasion jouer final Jaraaf devant le président de la République Abdou Diouf jour boobu moom ak Abdoulaye Daouda ñoo nekkoon ci cabine bi c'était en 91 92 mais maa ngi ñaan mu tuddee ko stade. tey jii nag mu daal di ñëw bokk ci match de gala sargal Ablaye Diaw mu ne mbir mu ne mel bëgg na ci loolu. que nit ku nga xamee ne def la lu neex football Sénégal ñun joueurs yi comme si xëyul rek gontul na la. Massamba Cissé di entraîneur bu AS Pikine moom it bokk na ci gile match de gala moom nag ci équipe bu ñaay bu Pikine la daan football. ñëpp tey xol yi tooy nañ heureusement que nag moom bi mu fekkee ñu sargal ko. ñu bëri ñoo xamante ni bëggoon nañoo gis nag ñii di anciens internationaux yi daal di footballaat ñëwoon nañu nag seetaan si ku ci demee ni kii Mamadou Moustapha Thiam. bu ñu leen gisee ñu toog di football forcément dina réveiller ay souvenirs yu bare surtout ki ñuy sargal jar na ko quoi nga xam ne ñun ñëpp bu ñuy dem stade dañuy yóbbaale suñu rajo parce que non seulement di seetaan match bi mais dañu amoon plaisir di ko déglu moom muy reporter. Ndonga Ka Pikine rajo Futur Média. Ndongo Ka yeneen ñaari jongante yi doxoon na ci ay sélection yu Kaolack ak Saint-Louis am na beneen boo xam ne itam diggante Ziguinchor ak Thiès la woon sargal Abdoulaye Diaw dafay wéy ci samedi ji ak ndaje mu rëy moo xam ne ñu ngi koy xaar tey ji ci ngoon ca CICES ngir gën a sargal ki nga xam ne moo di taskatu xibaar boobu lay tey yëngu fii ci groupe Futur Média. mondial U19 ci wàllu basket Sénégal li muy yóotu jamono ji mooy am classement bu baax ci njeexital li gannaaw bi nga xam ne nag dañoo nërmeelu seen digganteeg waa États-Unis 58-88 ñoom li ñu bëgg rek moo di daan espagnol yi ci samedi ji ngir am li nga xam ne moo di juróomeelu place bi ci wàllu classement bi dina leen des itam benn jongante boo xam ne ñoom bëgg nañu ko gagné suñu sukkandikoo ci Parfait Adjouvant moom mooy tàggat gaynde yu Sénégal yu amagul 19 ans ñu déglu ko ak Mor Bassine ñaamu ñu yebal foofee ci mondial U19. match bi li def différence bi mooy suñu perte bal tey dañ def ñaar fukk ak juróom-ñett perte bal te mosuñu ko def si tournoi bi loolu moo ñu sonal noonu si sa perte bal yi équipe bi ñëw dugal 42 points xoolal rek 42 points panier facile seconde chance mu ñëw dugal 12 points boo xoolee 54 points yi nga xam ne yow sa position la donc loolu moo ñu gën a sonal moi je dis que fu ñu doxulee mooy gestion suñu bal yi si on se permet de faire des pertes de bal 28 pertes de bal c'est normal ñu perte nii fu secteur bu doxul nag mooy surtout côté meneur nag indi bal bi poser le jeu loolu daal loolu moo ñu sonal tey pourtant nag yeneen match yi daanoon nañ wax gënoon nañ jeu lu gën a baax lii daal mais tamit ci félicité noonu la au niveau tey day dox tey du suba du def waaw mais bilan par rapport ak bilan bu ñu la def tey moom wax dëgg yàlla fu ñu toll ni mënu ko leen def bilan parce que des nañu ñaari match des nañu ñaari match yi nga xam ne il faut ñu dem jusqu'au bout moi je pense que match yi ñuy def yu am solo la pour ñun am solo match 7 match de classement la il faut pas que ñu baisser les bras compétiteur du mës a baisser les bras quelle que soit situation bi dañ ci jàng lu nekk man loolu laa leen wax loolu la ñuy wax te loolu la ñuy fas yéene def bu ñu paree ñaar match yi nañ toog ak directeur technique ak sama assistant ñu def bilan bu à tête reposée ñu xool perspective yu xool naka ñu def pour gën a mën a avancer daal man daal loolu mooy sama xalaat. équipe yi nga xam ne nag qualifié nañu ba noppi ci wàllu mondial U19 ci basketball moo di Canada France États-Unis ak Serbie ci wàllu tour du fleuve cyclisme lañ koy jeexale ak bilan bi nga xam ni ñu ngi koy xaymaandi te yëf yi jeexagul moo di étape yi amoon na solo ñu ngay def xayma ya waaye daal li ñu gis mooy tour yi jiitu moo xawoon a ëpp bi dayoo ci wàllu technique loolee nag Mamadou Sissoko moo ko xamle commissaire de course la ñu déglu ko ak Mamadou Diagne. li ma mën a wax mooy techniquement quand même course bi am na njëriñ ndaxte ñi ci bokk yëpp parce que ay réew yu bari ñoo ko seq ñi ci bokk yëpp daal daanaka ay jàmbaar lañu xeex bi métti woon na à des moments yoo xam ne surtout arrivé yi moom toujours day nekk ay sprint yoo xam ne xëcc bu métti la mais li ñu ci gën a ràññee daal mooy Maliens yi moom daanaka étape yëpp ñoom ñoo ko jël li ko indi tamit mooy Maliens yi ñoom am nañu organisation bu baax te ñoom seen dirigeants yi seen bopp ñoo leen accompagné parce que Maliens yi ñu ngi ànd ak seen président ak seen service communication ak yëpp xam nga loolu day gën a motiver coureurs yi loolu bokk na si nga xam ne day motiver coureurs yi baax a baax te loolu am na solo donte yeneen club yi tamit ak yeneen pays yi fi ñëw ñoom tamit ay jàmbaar lañu parce que xeex bi dafa daan métti lool au dernier moment rek la ñuy def différence bi quoi mais macha allah par ça moom ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax bon niveau course bi dañuy wax ne niveau bu tane la Maliens yi boo gisee ñu gën a mën ñeneen ñi c'est que ñoom dañu am temps boo xam ne dañu ci noppalu récupérer Maliens yi boo
boo xoolee bu ñu ñëwee ci fu ñu war a dal rek ñoom bu ñu ñëwee sangu ba lekk ba pare ñu ngi seen néeg yi di noppaleku di nelaw di tëdd di récupérer ñeneen ñi nag li si gën a bëri différence bi mooy loolu récupération mooy seen problème souvent dañuy nekk di traîner wala di jël seen temps ci yenn affaires yi nga xam ne amul njëriñ quoi mais boo xoolee course bi d'une manière générale tane na quoi bu baax a baax tane na quand même. Tour du Sénégal bi dafay wéy ak circuit fermé bi nga xam ne ñu ngi koy waajal tey jii ci samedi ji ci Ndar mu war a toll nag ci juróom fukki kilomètres fii la ñuy yem ak yéen ci sport weekend Abdou Diouf Junior doon ko présenté di leen sant di leen gërëm ci déglu bi di leen ñaanal weekenduk jàmm. RFM li ci yéene kaay. Sedima mi leen di jagleel seen